salaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci société boobule ñu naan GCO di Grande Côte Opération ak ñaar fukki liggéeykat ak ñaar ñu dàqoon ba léegi jëlaatuñu leen ñoom société boobule di yëngatu ci wàllum zircon nag ñoom liggéeykat yi inspection du travail woolu woon na leen waaye dafa mel ni seenu jafe-jafe ba léegi tey la gën a metti ñaari semaine ginnaaw màggal bu Touba mu di àpp bi ñu joxe woon ngir xool ndax jàngoro bi di coronavirus dafay yokk am déet nag gis nañ ni yëf yi dara nekku ca jàngoro bi yokkuwul foofule unité d'alerte et de prévention épidémiologique bi ñu taxawal ci màggal gu mag gi moom moo xamle lu ni mel waaye ñu jàpp ba léegi rek ni faw ñu wëy di xeex mbas mile xibaar yi bokk na ci it Edouard biti réew ak Guinée foofee nag ab fitna yeewu na fa démb ci diggante ay njoñu sellu Dalayin Diallo ak takk der yi li ko waral mooy yenn ci ay résultats yi commission électorale nationale ba génne dafa ne Alpha Condé moom moo jëlagum raw gàddu gi dinañ ànd ci kanam tuuteeg sañu ndaw la ñu fa yebal di Barka Ba wàllum tàggat yaram Edouard Mendy wane boppam ci matcham bu njëkk ginnaaw ba ko Chelsea jëlee amul benn but bu mu encaissé moom gardien de but boobule mu mel ni sax nag ci saison bile coach ba dafa ne moom lay jël mu nekk gardien de but numéro 1 yaatal gi ci kanam tuuti lay doon mbokk. ginnaaw bañ leen ziaraate ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak àtte ndaw yi fare fële ca Makka Koulibantang ca région bu Tambacounda ñoom ña demoon ca kër sous-préfet ak adjoint yom sax-saaxee kër googule ndax dañ doon manifester seen àtte tey ji lay door foofule ca tribunal ba ca Tambacounda li waraloon nag seenub mer ñu ne kii di kilifa ga di sous-préfet ba dafa tere woon seenub benn ndaje ci wàllum tàggat yaram ci jamonoy mbas mile looloo waraloon ñu dem ba sax-saxee kër googule ba ñeent jàpp juróom ci ndaw ñi ñu teg leen ndox ba seenub àtte tey ji la ubbi foofule. ñu dem fële ca Diogo nekk ca région bu Thiès ak GCO di ab société bu yëngati ci wàllum zircon Grande Côte Opération moom nag ba léegi rek fa mu la mu sexoon bàyyiwu ko mu di ñaar fukk ak ñaar ci ay liggéeykatam yu mu dàqoon ñooñu jokkoon nañu ak inspection du travail ngir saafara am ca waaye ba léegi dafa mel ni yëf yi muccuwul ba léegi ñoom liggéeykat yi jaaxle moo tax ba nee nañu képp ku nekk fii ci réew mi te wàllum yoon yitteel la nga jóg ci seen jafe-jafe boobule Cheikh Anta Diop say laatiir liggéeykat ci GCO te ñuy liggéey zircon fële ca Diogo ñu dàq ci woon ñaar fukk ak ñaar ci confinement bi foofee ci seen usine jafe-jafe bu amoon ci seen diggante ak kilifa yi l'usine bi tey jii nag waa inspection du travail tëriyee leen woon ci waxtaan ngir fexe nag ba ñu delluwaat seen bërëbu liggéeykaay waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk usine bi di GCO bañ ba tëdd ci naaj wi. mbas bi tàmbalee dañoo tëjoon foofu ci loo xam ne du suñu coobare tëjuñ ci fa ci condition yoo xam ne baaxul loon dëkkuwaay ba baaxul ay liggéeykat yu ñu dëkkal ci ay bâche ay liggéeykat yoo xam ne seen néegi day senn rax ci doole ñu toog ñaari fan yoo xam ne joxuñ ñu lekk léegi biñ boolee lépp nag ñu leen sagam yéen dem ngeen ba mëntuñ ñoo jox ñu lekk sax kon nag dafa jot ngeen bàyyi ñu ñibbi suñu kër ñu xool ci ñu leen neex ñu leen dàq nañ leen. inspecteur si boppam xamal la leen lii ngeen nga xam ne mooy conditions yi nga xam ne moo waral li nga am yëpp yéen a ko indi kon lii nga xam ne moom ngeen wax ko motif mënuñ cee dàq kenn waaye nag teewul ba léegi ñu ngi jàpp fi ñu jàpp di jaay doole ak di jaay alal réconciliation bi nanguwuñ ko ndax li ñu xamal ne nag ñoom li nga xam ne mooy seen honneur moom la ñuy sàmm entreprise saga moo mën a am honneur waxatum la ay liggéeykat. góor mag fay sax di ci sàkku nag nguur gi ñu ñëw jàppale liggéeykat yi nga xamante ne nee nañ dañoo yori njaboot. juróom fukki nit ak juróom ñoo xam dañoo yor seen kër doon daan seen doole nga utiliser leen bëgg xëy dàq leen ñu nekk loo xam ne dañ ciy woo président de la république que na ci jóg taxaw ndax Sénégal dafa am yoon te nag sagam mënuñoo fajal suñu bopp nañu jóg fajal balaa ñuy fajal suñu bopp ñi woo Sénégal yëpp nag xamal ne lii xeexu askan bi yëpp la na ci ku ne teg ay loxoom ndax kat duñu nangu entreprise bu jóge ci feneen ñëw fii fekk ñu Sénégal dañu fi néewal doole suñu ministre nekk fi suñu député nekk fi suñu gouverneur nekk fi. boobaak léegi nag toll na ci ñetti weer bañ leen dàqee ba léegi doon lañ amal ay sitting ak doxam ñaxtu ci Diogo.
yeneen liggéeykat yu am lu leen metti muy ñuy xëy fële ca mairie ba ca Kaolack ñoom daanaka ay weer a ngi nii ñuy topp ci ginnaaw ñu fay leen seen rappel intégration booy xool koppar gi mi ngi toll ci juróom-ñaari millions boobu ba léegi dem nañu sax kalaame ca inspection du travail waaye dara amu ca ni saafara te dafa mel ni seenu maire daf leen di tànqamlu ñu ne dugal nañu sax ab préavis de grève ñoom liggéeykat yooyu le doon amal ab assemblée générale Abdou Ndiaye moom moo jiite syndicat bi ëmb liggéeykat yi foofu ci collectivité territoriale yi dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye. daje woon nii léegi dañuy saisir mairie bi officiellement ñu toog quelque temps réponse amul ñu xam ne ñii fu ñu jëm ak ñoom du sotti on a saisi l'inspecteur du travail ñu bind inspecteur woo nañu ñaari daje ñu dajeek moom mais bañ dajee inspecteur gisuñu fa luy ajum ngooñ inspecteur waxu ci dara xam nga man fi ma doon séntu l'inspection du travail mooy que point bii c'est un point de droit il faut que la mairie applique ça nañ ko régler bii nangam mais vraiment je suis désolé comme dañ jublu ci combat xam naa ni responsable balaa ngay dem grève il faut nga déposer un préavis déposer nañ ko le 11 am nañ décharge yu mairie donc voilà on attend bu jeexee ñu xam ne lii jeex na bu boobaa nag ñu xam ne ñu def mais encore une fois ñun ñëpp tous les travailleurs de la commune de Kaolack ñun gàcce la ñu am parce que li tax ñu am gàcce mooy yaakaaruñu woon ci suñu àdduna daañu toog di ñaxtu saabu bu ñu fóotee suñu tenue de travail daañu toog di ñaxtu tenue bu ñu sol pour dem ci mbalit mi di liggéey daañu toog di ñaxtu blouse bu ñu sol pour dem ci poste de santé yi loolu c'est des choses élémentaires. mu ngoog yorinu forage yi ci yenn ci ay diwaan yi nekk ci kaw gi nag ba léegi dafay indi coow booy xool ca misaal fële ca commune bu Bokki Jawe rawatina askan wa yeewoo ca Dum Gaawuro Cerno danoo génn ca mbedd ba sax nag di manifester ndax nee nañu comité bañ fa taxawal ñenn ca ña leen waroon teewal dañ leen a beddi ñañ cay joxoñ baaram tuuma nag mooy chef de village ak sous-préfet bu Ogo Ali Bandel Niang moo ñu teewal ci région bu Matam. bi ñu war a sampe kuréel yi war a saytu wàllum forage yi kat mu ngi indi pëcc xoo bu rëy ci commune bu mag bi di Bokki Jawe fare ci département bu Matam la koy firndeel dëkk boobee sax autorité bi dafa mujjee mettre en place benn comité ad hoc ngir daal di départager farandoo maire bi ak ay opposants waxtu wi le nag askan wi dëkk ci Dum Gaawuro Cerno ñoo langoo seen ay morceau yu xonk daal di wàcc manifester ne nag benn ci biir dëkk bi nag benn pàcc communauté bi ñoo jàpp ni chef de village bi ak autorité yi dañ leen seppi teg fële. dañoo bëgg a wane suñu métit li chef de village def chef de village de Dum Gaawuro Cerno de même que sous-préfet d'arrondissement de Ogo parce que bi ñu jëlee kii bi lu mu tuddee di assemblée générale bi pour renouveler bureau bi ñoom dañoo jël seen liste boobu dañu imposer par force te ñun àndu ci parce que yëguñu liste bi dañoo bëgg a caractère racial bi ñuy imposer fii mu deñ ñu xam ne ñun ñëpp benn lañu parce que ñun ñoo fondé dëkk bi bu loolu weesoo dañoo bëgg dindi liste bi ñu def liste boobu boo xam ne def nañ ko sans ñun ñu soit au courant ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg dañoo bëgg nag kii di chef autorité yi ñu xam ne ñun ci la ñu bokk bi ñuy imposer ñu bàyyi imposer ñëw wax ak ñun ndax loo xam ne mënoo xaajaloo nañu ànd loolu weesoo bureau boobu dañoo bëgg mu dañ ñu choisir suñu bureau bopp lu gën a gaaw fekk ñun ñëpp ñoo ko choisir fekk du am cas racial mooy ñii ay esclave lañu lii ak lii la problème de caste. jéem nag ngir jokkoo ak chef de village Dum Gaawuro Cerno am xalaatam ci mbir mi waaye ba léegi antogut waaye nag xibaar yi nga xamante ni jot nañ koo taataan xam ne nañ li délégué ba toogaloon communauté bi manifester tey jii ci assemblée générale ba daf ko mujj buudee. mbootaay bi ëmb nappkat yi nekk fële ca diwaanu Ndar ñoom tamit ñu ngi yëglu ba léegi di wax ci mbëkk meeg ni ko ndaw ñu jëlaatee fan yile ñoom teguñu ko kenn rek lu ñu ne ay bateau yu bàyyeekoo biti réew yu ñëw fii ci sunub réew di jël lépp lu nekk ci géej gi ni ko seen yeneen i naataangoo waxee ci bés yële weesu ñoom ñu koy naqarlu Makumba Jéy moom moo jiite URPAS foofule ci Saint-Louis ci micro Ousseynou Diop ak Abib Seck. daan gis mooy ñi dul mool noo ko daan def mais tey jii xaleelu mool yi kase noo koy def te loolu yëpp li indi sabab bi li ko waral mooy géej gi moom la pêcheurs yi amatul yaakaar
yaakaar bi si ñàkk am nag mooy li ko gën a indi muy demee ne que bateau industriel yi nga xam ni ñu ngi dëkk si géej gi di napp jën wi guddi di ko napp bëccëg. waaw immigration clandestine bi li ko commencé waatal yëpp mooy ñàkk yaakaar si géej gi yi nga xam ne moo li ñàkk nañ ko yaakaar parce que géej gi moo li kenn amatul yaakaar tey jii ni si géej gi moo waral tax nit ñi di jël gaal yi di dem bu njëkk ay xale la ko daan def ñu dul mool mais léegi mool yi noo koy def. C'est pas parce qu'on est au courant. na autorités yi jël seen responsabilité yu demee ne que société industrielle yi di bote yi nga xam ne ñu ngi ñëw di faagagal suñu ressource ci dellu gannaaw nu savez seen métier population waaw mooy ñàkk yaakaar bi rek mooy ñàkk yaakaar bi parce que ñun boo xoolee fii Saint-Louis jafe-jafe yi toujours xam nga day gën a bare te nu leen di fàttali tamit affaire beres bii nga xam ne taxawoon nañu wax si addina yëpp fi mu toll nii nu ngi xippi seen bët yi tamit di xool loolu nu góorgóorlu si rek ba defar ko parce que loolu tamit am na solo trop. ci fan yi ñu weesu nag am na coow lu rëy lu yeew mu di ay fawikaay yu ñu ne dañ koy jëndal xale yi ay tàngala ci am sax waaye yëf yi daal la muy wund mooy ay fawukaay yu ñuy wane ñaari xale yuy fóonante ak lu ni mel ñu bëri ñaawlu ko ba tax na direction commerce intérieur jël dogal génn ci ni mu gën a gaawee fawukaay tàngal yooyu le ci marché bi mu joxe ndigal sax nag chef de service yi nekk ci région yi ak ci département yi ñu def lu ni mel moom Omar Diallo moom moo jiite service comme moom moo jiite kon bokk direction commerce intérieur dañ koy déglu ci micro Chérif Dia. commerce intérieur ministère du commerce gis nañ ni que produit boobu c'est un produit alimentaire te comme ñun ñoo fi nekk pour veiller à la sécurité sanitaire du consommateur pour protéger consommateur bi aussi lépp lu ñu gis ci marché bi loo xam ne ni dafay indi lëndëm ak lënt ci pour consommateur bi ñun dañ ci war a taxaw. donc produit bii nii nu mu bindoo ñaari fànn yëpp ñun yoon may nañu ñu xool ko benn bi comme li mu wax comme produit alimentaire la parce que ay bonbon la dañ koy jëfandikoo mu dugg ci biiru nit war nañu ko saytu xool ndax produit bi jaar na fu mu war a jaar d'abord. ñaareel ba aussi mooy ñu xool gannaaw moom message bi muy véhiculer ak niñ koy façonné dafay andi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi. donc loolu la ñuy wax ni que semer le trouble dans la conscience du consommateur te loolu loi bi daf ci jóg donc ci ñaari fànn yooyu moo waral man ma instruire samay service pour que ñu wàcc ci terrain bi fépp fu ñu gis produit boobu nañ ko d'abord retirer du marché saisir ko bu ko defee nag ñun ñu mën a topp xool fi nga xam ne ni buntu yooyu la jaar pour dugg fii ci Sénégal topp ki nga xamante ni moom moo ko indi importé ko ñu xool ndax ni mu ko importé fii ci Sénégal jaar na yoon waaw wala déet mais quelle que soit situation bi produit bi ñun duñ ko bàyyi ci marché bi fépp fuñ ko gis dinañ ko retirer voilà et que bon ñu mën a protéger davantage les consommateurs surtout xale yi nga xam ne ni suñuy doom lañu ñun dañ leen war a assurer une éducation de qualité selon des valeurs yoo xam ne ñun sénégalais yi ñun loolu la ñu xam. ñu jàll ci mbas meeg tolluwaayam ci réew mi ak tey jile bilan bi moo di lu ëpp junni ci ay test yu ñu def nag dafa mel ni ñaar fukk ak juróom yi ñoom ñoo ci positif juróom-ñaari di ay cas contact cas importé yi juróom la cas communautaire yi di fukk ak ñett am na kenn ku ci ñàkk bakkanam ci mbas moomule yeneen li leeral ak docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention ci ministère de la santé. ak fukki test yi ñu def ñaar fukk ak juróom ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróomi cas importé muy ñu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am na ci ñaar Liberté 6 am ci ñaar HLM Grand Médine am ci benn Kaolack am ci benn Kër Mbay Fall am ci benn Mbour am benn Ouest Foire am benn Point E am benn Richard Toll am ci benn Scat Urbam am benn ak Yoff am ci benn juróom fukk ak ñett si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróomi malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alarba ñaar fukki fan ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom
wér nañ si 301 ñoo ñàkk seen bakkan mu des 1,1 si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana. màggalu Touba ba mu jàllee ba léegi nag def na ñaari semaine mu di diir bi ñu waroon a toog xool ndax kaa yi dina fa bëri am déet waaye lañ doon tiit yëpp dara amu ca lii di unité d'alerte et de prévention épidémiologique bi ñu tegoon ngir màggal gi moom moo xamle lu ni mel ñoom ñu ne nag faaw askan wi woy tamit di xeex ba léegi mbas mi leen ndax mi ngi ci réew mi ba tey dañ ciy déglu professeur Lamine Gueye moom mooy coordonnateur unité boobu lee ci micro Mariama Diop ak Talla Somb. moo noonu ñu fexe ba képp kuy màggal si mbiram mbas mi du la dugg muy réduction du risque de contamination par la Covid kooku moo doon le principal enjeu bu ñu xoolee résultat yi ñu ci am yaakaar naa ne c'est atteint yéen ñëpp yéen a ngi doon suivre ci 16 592 tests yu ñu def 14 jours avant le màggal cas positif yi 408 la woon 15 jours après le màggal sur 13 368 tests 302 cas positifs la. ñuy jéggalu ci dog-dog boobu léegi professeur Lamine Gueye mi ngeen doon déglu doon wax ci mbas mi ak Touba ginnaaw ñaari semaine màggal gi au conseil dialogue social def ab taxaw seetlu ci it mbas mi ñuy dund ak liggéey biñ ci jot a def ñu ne bëri na ay mbir yu ñu saafara ci ay secteurs yu bëree bëri Innocence Tab Ndiaye mi jiite au conseil boobule moo ko xamle ci ñaar fukkeelu assemblée générale bu au conseil bi nee na am na yeneen secteur lu ci mel ni wàllum yoon wàllum paj mi ak njàng meeg njàngale mi ak presse dinañ ci gën di waxtaan moom mi jiite au conseil dialogue social la ñuy déglu ci micro Mamadou Fall ak Diafara Ba. bi dafa am lu bëri loo xam ne dafa wone ñu xool personnel de santé bi dégg nañ ñuy ñaxtu ne amuñu ay jumtukaay liggéeykat yi ñi nga xam ne ils sont exposés sur les lieux de travail effet négatif yoo xam ne Covid bi la mais nit ñi nag yëg nañ ko mais bu ñu bëggee dugg ci relance de l'économie président def benn jotaay bu am solo mi conseil présidentiel bi bu ñu bëggee tamit li ñu naan nit ki nga yokk ba yëg ko faw ñu waxtaan ci condition de relance yi. am na yeneen démarche même presse bi ak culture bi parce que tey ñu ngi jublu ci benn loi pour la protection des acteurs du monde de la culture loolu dafa laaj waxtaan kenn du toogatul ci bërëb naan da ngay bind loi ñoo yóbbu ko assemblée ba pare kenn du wax dara. te am na yeneen kuréel yoo xam ne bëgg nañ liggéey ak ñun kon dañ ciy sant yàlla donc dañ koy def en mode fast track déjà semaine prochaine man ak Mamadou Talla dañu d'accord def benn activité renforcer capacité ak acteurs yi. directeur général bu ADIE di agence de l'informatique de l'État moom mu nga woon ca Ndar ànd akub délégation xaatim na fa ay convention sax ak mairie ba ak université Gaston Berger ba fare foofule moom ak délégation Cheikh Bakhoum dem nañu visiter salle commandement fa ñuy saytoo lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay caméra yi ñu samp ci xàll yi gën a yaatu foofule ci commune ba loolee day gën a dooleel wàllum kaaraange gi ak liggéeyu takk der yi foofu. dañ leen ci déglu mu di Cheikh Bakhoum directeur général ADIE ak commissaire bu Saint-Louis Bekay Diarra ci micro Ousseynou Diop ak Ahmadou Bamba Samb. dafay am benn système bu ñu waxee ne lépp lu caméra bi jël da koy denc dina ko denc 3 weer wala sax lu ko ëpp. am na benn accident boo xam ne dafa amoon buntu université Gaston Berger. bi ñuy interroger caméra yi ñu gis accident ba na mu demee lépp mu leer nañ yéen ñi sax yaakaar na am na ñenn ñu ko gis bi ñu defaatee image loolu day wane ne li projet bi dafay gën a def dëkk bi gën a am kaaraange. nañ fii lu ñu woowee le centre de commandement au niveau de Saint-Louis centre de commandement boobu nag c'est un centre de commandement régional bi interconnecté ak le centre de commandement au niveau national bi tax ñu mën a jokkale bu baax lépp loo xamante ne xew na au niveau de Saint-Louis ñu mun ko xam mais également ñu mën a
waxtaan ak les ministres concernés notamment le ministre de l'Intérieur ou même le président de la République donc loolu mu nekk loo xamante ne def nañ ko fii ci Saint-Louis beneen bi aussi mooy wàllu wifi bi loolu également nekk na wàllu bu am solo boo xamante ne dañu ko def pour mën a renforcer connectivité internet ci sunu réew loolu. ci xibaaru politique Benno Bokk Yaakaar dina nekk lu jafe lool ngir mu gagné mairie bu Ziguinchor ndax xaajaloo bi ñu nemmeeku ci biir coalition bi mu di ay kàddu Georges Monsali moom mi moom mooy adjoint au maire Abdoulaye Baldé ñu dénk ko wàllum santé bokkit ci coalition bi mu di ay kàddu yu mu yëkkati ci benn conférence de presse ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ñoo ko taataan. am na danger bu nga xam ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar bañ ci defalee bu ñu moytuwulee di la ñu dal man mun moo nekk ci kër di gis lu bon muy ñëw dugg suma kër may toog du koy seetaan fu ñu jëm ñu yóbbul kër kanam kon te ñuy yore léegi Benno Bokk Yaakaar dañu war a toog xoolaat suñu bopp xool est-ce que luñ nekk di def baax na pour suñu région parce que mënuñu génn ci élection présidentielle ñu ñàkk élection présidentielle ku gagné élection présidentielle lu nit yi xamul mais xam nañ ko mais ñun dañ ko xeeb kooku doomu réew doomu gox gi la te moo ngeen bëriñ ñi te boo leen xoolee kooku musu fi occupé poste électif ñu fi toogal président de la République donc ñooñu dañu war a xoolaat tey seen doxalin dañ na xoolaat nuñ nekk di def pour que bu ñu mën a gagner une élection au niveau de la région de Ziguinchor donc loolu moo waral ma woote xamal leen ni stratégie bu ñu teg ñett ki mënoo nekk ci benn stratégie 2012 ba léegi mënoo ne yow na bëri ay leader ku nekk di xëcc di dem mbooloo après ñu booloo ñu mën a dem 2012 ba léegi yaa ngi koy def loolu tubaab bi nekk leadership pluriel jibul ab communiqué bu tukkee ci SODAV conseil d'administration bi ak direction bi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi weddi nag ay kàddu yu ñu ne dañoo ne ñoom ñoo ko yëkki te benn journal bind ko yeneen site en ligne reprendre ko ñu ne nag lii ñuy waaj a def mu di càmbar kër googu li ak taxawal fa ab commission loole lépp règlement de compte képp la mu di njiitu réew mi am jafe-jafe ak keneen moo waral lu ni mel ñaari entité yi ñoom ñaar ñëpp nag ne tey la ñu gën a taxaw ngir dalal mission évaluation boobule maanaam bi war a ñëw càmbar SODAV ak it yàkkamti nañu ñu taxawal commission de contrôle permanente boobule mu di ab communiqué bu tukkee ci SODAV. nañ ko doon waxee sànq rek dañuy dem ba biti réew Guinée rawatina ak élection dimanche bile weesu amoon na nag fitna démb foofule ndax seen ni dafa am yenn pàcc ci résultat yi mu génne ba noppi te dañoo ne Alpha Condé moom moo jiitoogum ñi faree ak Cellou Dalein Diallo mi jiite UFDG mettitlu ko ba tax ñu doon jàmmarloo ak takk der yi moom Barka Ba di suñu envoyé spécial mi ngi foofu ca Conakry ginnaaw bañ la nuyoo ba noppi Barka lan lañ mën a jàpp ñaari fan ginnaaw élection yi ak tension yi ñu nemmeeku foofule ci Guinée. fii dafa mel ni mbir yi léegi lay doog a taxarnaa si dëggantaan ginnaaw dëmb bu commission nationale indépendante bi muy kuréel guy saytu élection bi commencé rotal ay résultats partiels ci résultats yooyu Guinée 38 circonscriptions moo ko ëmb 4 lañ ci génnee ci 4 yooyu. kàddu yu ñu wone yëpp dañuy jàpp ne Alpha Condé la ñu déclaré ne moom moo ci raw Cellou Dalein Diallo ginnaaw mbir boobu nag bi mu amee quartier yi nga xam ne dañu favorable Cellou Dalein Diallo yu ci ëpp nekk ci li ñuy wax l'axe mu commencé am ay jeunes yu génn daal di taal ay pneu di jàmmarloog force de l'ordre yi ba am na ñu ci nemmeeku ne ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni tension bi commencé na yëg dëgg Cellou Dalein Diallo bi ñu tudd moom ci boppam depuis démb mënul génn kenn mënul dugg këram ay force de l'ordre ñoom ñoo ñëw daal di barrer yoon bi encercler côté boobu noonu kenn du génn kenn du dugg ñun jëmoon nañ fa dem tey ci suba waaye kenn mënul accéder ci domicile Cellou Dalein Diallo leneen li mooy am na ay gox ci biir Guinée yu mel ni Kissidougou Macenta nekk côté région forestière bi foofu tamit amoon na ay affrontement entre partisans wu RPG bu Alpha Condé ak bu Cellou Dalein Diallo mu mel ni daal affrontement yi ñu doon ragal ñëpp di ko redouter mu ngi commencé am ndànk-ndànk fu mu toll nii nag soo déggee ne capitale bi ndax yëngatu na ay pàcc la
lépp lu jëm ci centre ville bi lu mel ni Kaloum foofu nit ñaa ngi dox di dox seen soxla amul benn problème waaye quartier nooru Conakry yi ñu leen di tuddee l'axe mu jëm Bambeto Kossa Hamdalay Wanindra foofu noonu moo ëpp ay yëngu-yëngu parce que partisan wu Cellou Dalein Diallo yi foofu lañ gën a bëri dafa mel ni rek suñ la waxee ndax Dakar dafa yëngatu ñenn ñi mun nañ la wax ne su dee centre ville lañ nekk par exemple ñu nekk Sandaga wala Point E dara xewu fa waaye soo demee Guédiawaye wala Pikine wala Yëmbal foofu la mbiri di am noonu la Conakry configuré woo loolu moo tax souvent suñu ne dafa yëngatu am ñoo xam ne dañuy jàpp ne amul lu yëngatu ay pàcc la biir Conakry ñu comprendre ko noonu leneen lu ñu leen bëgg a dégtal aussi mooy que commission électorale nationale bi dina génneewaat fii ak ngoon yeneen résultat mu mel ni dañu nekk di bennal résultat yi alors est-ce que yooyu tamit yan résultat moo nar a duppee ci urne yi kenn xamagul waaye lu am ba des daal mooy tension bi mu ngi yéeg ndànk-ndànk fii ci Conakry soxna Naata Mbaye jërëjëf Barka Ba di kenn ci suñu envoyé spéciaux foofu ca Conakry jaajëfal tamit Mbissane Ndoye mi mu àndal jàppale ni fii tamit ci boori ambassade bu Guinée nekk fii ci Mermoz am na ay partisans yu Cellou Dalein Diallo yu xëy tey dem foofu noonu di manifester kii di Alpha Condé di président sortant bi nag am na ay kàddu yu mu yëkki ci page Facebook am di woowaat ba léegi rek askan wi ñu ànd ak dal moom nee na nag élection bi bu weesoo faw mu am kenn ku jël ndam li te ku mu mënti te bu dee moom la nee na noppi na tàllal loxoom liggéey ak ñëpp ñu nekk foofulee ci Guinée. ñu wax ci beneen réew ak fitna mu di fële ca Nigéria ay fitna moom moo fa yeewu démb ay ndaw yu génnoon di manifester contre pouvoir central bi foofee ca Lagos ñu taal sax nag ay pneu foofule def ay barrage ak lu ni mel ginnaaw fitna gi kilifa yi def benn couvre-feu bu benn fan foofu gouverneur bi nekk foofule kon moom moo jël dogal bu ni mel waaye yëf yi ba léegi dafa jaxasoo am na lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay nit bokk na ci ñaari policiers yu ñu ne sax nag faatu nañ ginnaaw ba coow yu yëngoo foofu ca Nigéria boobu ba léegi mu di ay xayma yu tukkee ci Amnesty International ak police ci boppam. xibaar tàggat yaram ak Edouard Mendy nekk ab gardien de but sénégalais te waa Chelsea jël ko lu yàggul dara match bu njëkk nag démb la woon ak FC Séville moom encaissé wul benn but loolu neex loolu coach bu club bi ba tax na moom ci saison bi Edouard Mendy moom moo nar a nekk gardien de but numéro 1 moom te sax booy xool toog na lu toll ci juróomi at daanaka liggéeyul nekkoon nit ca Ligue 2 loolee lépp jaar-jaaram dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw. Edouard Mendy mën nañu jàpp ni ndorteel bu baax la am fële ca Chelsea gardien international sénégalais bi nga xamee ne ci fan yu mujj ci mercato bi la ñëw ma ngay réussir adaptation ci clubam bu bees boobule li koy firndeel di génn entraîneur am bii di Lampard ginnaaw ba mu match nul la ci digganteem ak Séville mu ne Edouard Mendy moom mooy gardien numéro 1 ci kanamu espagnol bi di Kepa muy consécration ci gune goo xamee ni ba muy am 22 ans ma nga doon waaj a génn ci milieu football ndaxte bi muy jóge Cherbourg nekk ca 3e division Edouard Mendy dafa nekk ci chômage dem sax ba inscrire Pôle emploi ginnaaw ba mu amee baccalauréat waaye benn coup de fil bu l'Olympique de Marseille ñëw proposé ko poste numéro 3 gardien mu jóge ci chômage waaye nag foofu la mu fa am ci ay match bariwul ndaxte ci équipe B bi daal la jot a football la Reims ca Ligue 2 nag daanaka moom moo ko ubbil yoon wi Edouard Mendy def fa saison bu am solo ba Reims sax mujj yéeg première division Edouard Mendy jaaree fa ñëw équipe nationale bu Sénégal laata muy signé Rennes tey ji nag mu amal fa ay performance yu am solo ba tax mu signé Chelsea ci club bokk ci club yu gën a mag ci àdduna bi transfert bi ñu xayma ko ci 20 millions ak juróom ci wàllu euro. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëy tey jile. jërë ngeen jëf màggatum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam Vox Populi nañu taxawaay boobee la kilifay réew mi taxawee ngir dakkal cas importé yu bari ñuy nemmeeku fan yi mu tukkee ci coronavirus bi ne ci ñaari fan ci ñeen fukki cas coronavirus ak benn yu ñu am ci Sénégal ñaar fukki ak juróom ay cas importé lañu moo tax ñu bëgg cee jëli matuwaay ca matuwaaye bokk na ci ne léegi balay kenn di duggati ci réew mi il faut que da ngay def ab test buy wane ne coronavirus oo ca aéroport Blaise Diagne fa nga koy wane test boobee da nga koy def juróomi fan laata ngay ñëw ci réew mi Le Quotidien gisee ca ne yeneen frontières yu yees lañu
teg ngir dakkal li nga xam ne moo di cas importé yi am ci réew mi ña ngi ko tegee ci aéroport Blaise Diagne Sud Quotidien nañu à partir de tey test Covid-19 bi force lay doon ci képp ku bëgg a dugg si ci réew mi ak li ñu fi seetlu fan yi mu di coronavirus guy dellu gannaaw anki dina kay ci la xëy di wax ba wax ñu ne daanaka ñaari weer a ngi ñu seetlu ci réew mi wàññeeku ko cas coronavirus yi wàññeeku nañu ko ndax li ñu naan immunité collective moo ci am déet ba tax ñu am résultat yi laaj la bu journal bi xëy samp ci xët bu njëkk ami kàngam ci wàll yi joxe ci seen xalaat kenn ci ñoom di professeur Massamba Diouf xam-xamam màcc jëm ci wàllu épidémie yéenekaay bi xibaar ñu it ne état bi nee na dina def ab enquête maanaam ub gëstu ngir am tàkk bu wér ci li am ci coronavirus bi ci réew mi fan yi ana lan moo ko jur ngir am pàcc mu mucc ayib ci réew mi ab système sanitaire bu performant plan d'investissement bi nga xam ne teg nañ ko ci ak koppar yi ñu ci bëgg a dugal tollu ci juróomi téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak ñeent moom la Soleil national xëy di càmbar Serigne Mbaye Thiam moom la l'Observateur xëy di càmbar ubbil yéenekaay bi mooy secrétaire national gi gàlloo mbiri élection ci biir parti socialiste guddi yi ñu toll mu amee ndombal tànku ministre eau ak assainissement yéenekaay bi di l'Observateur nañu nit la ko ngir mu dugg ci mbir ami ci unanimité bariwul Le Quotidien nañu jàppal Serigne Mbaye Thiam téyel Aminata Mbengue Ndiaye bu ñu moytul dinañu ko dégg ndax kii di Serigne Mbaye Thiam mësuta nëbbu yéeneem ngir doon secrétaire général bu parti socialiste bi Ousmane Tanor Dieng faatoo ak léegi mi ngi dëkkee nas ay pexe di wut doole ak ñu ko dooleer ngir mu jiite parti Léopold Sédar Senghor bi te guddi yi ñu toll nag parti boobee Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite parti bi mi ngi ci ay loxam donte intérim la la Sénégal nañu parti socialiste mi ngi ciy ñool fantasiro gu rëy ak tibbantey tànk moo fa am ci diggante ñi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Mbaye Thiam ak ñi àndul ak moom La Tribune nañu doonal Ousmane Tanor Dieng li ñuy lijjanti ci socialiste yi nañ ci bàyyi xel Khalifa Ababacar Sall ndax moom Khalifa Sall am na ñu jàpp ne war naa mën a jiite parti socialiste am na ñu jàpp ne war naa mën a doon candidat ci élection présidentielle yi ñuy séntu 2024 Macky 2012 di àndandoy Macky Sall démb yi Sud Quotidien nee nañu Macky Sall mi ngi leen di gestu mi ngi bëgg a fay naar bi xoromam ne gis nañu mu jël Sampol Dias bokk ci Macky 2012 teg ca wetam jël Adji Mbergane Kanouté teg ca wetam ñu weta ñaamu ba ci journal Source A lu aju ci pàkk mu di terrain yi député majorité bi ñaani woon président Macky Sall yéenekaay bi nee nañu am nay wax ju ci woro te mi ngi bàyyeeko ci seen biir ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Adji Mbergane Kanouté nee na terrain yooyee terrain 150 mètres carrés la te it ñi ngi ko amee ci coopérative d'habitat bu Assemblée nationale kenn mayu leen ko dañu koy fay ba mu mat sëkk Mame Bounama Sall mel ne ku naan ko waxal te yàlla tax ñun amuñu lu ñu jëndee ay terrain lii di personnel Assemblée nationale ñoo ko sàkku ji woon ci président de la République ngir mu may leen terrain yi ñu teere ji ci xët mu njëkku la Sénégal fekki fa ministre microfinance économie solidaire ak sociale di Zahra Iyane Thiam lu aju ci waxtaan yi mu séq ak gaay yi bari na yu ñu ca waxtaane bokk na ci financement jigéen ñi élection locale yi ñu dëdmal dogal ba mu jëloon cëpp ministère am ci jamonoy màggal gi ak coow la mu juróon mbirum député Alioune Doumbérou Sow ponk bu ca nekk soxna Zahra Iyane Thiam waxtaane na ko ak laas laa làkke gi police bu Sénégal lalli keroog ci réew mi di ay góor jigéen yi doon takkante ci Sénégal libération xëye na ko ba wax ñu yu doy waar yu ñu wax ci enquête ba feeñal mbiru yéeme yu ca nekk léegi ko feelu ko leeralal ñu ne mariage bu góor jigéen yooyee amewul ca Mermoz ga ñuy wax mi ngi doon amee ca Sacré-Cœur 3 extension ginnaaw résidence Les Mamoun journal bi nañu ñoom góor jigéen yooyee toll ci 20 ak juróom ñoom ñëpp tey ji la ñu xam fan la ñu jëm ak yoon ba mu des kenn ki ñu ne moo jiite woon yëf yi ne moom ba léegi kenn gisu ko. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko Mamadou Ndiaye ak Mairie Bey teew nañu lu xew ci biir internet bi ginnaaw ba ma leen ziare Mamadou Ndiaye yeneen faits divers ak ay xibaar bien sûr incha allah. xam nga ko noonu la demee ñu ngi lay delloo ziar soxna Naata di nuyu bu baax suñu mbokk internet yi ñi nga xam ne safoo nañu di ñu xaar ci heure bu baax bi est-ce que xam nga deepfake waaw je pense mooy image yeeg voix yi ñu utiliser pour tromper nit ñi maanaam information yu bon yi daal journaliste 2.0 ba ay jamono ko tey loolu lañu fas yéene waxtaanee surtout dafa nekk lu xew te nit ñi ñu ngi ci def ay jéyee di ci def di ci njublang ci actuellement ak téléphone portable yi ak internet yi ci kanam dinañ ci ñëw yaatal ci def ci pàcc bu am solo incha allah mu nekk lu am solo sant ko gërëm ko yéen itam ci ànd beeg télévision Futurs Médias yeneen xibaar 19h30 ñu yendoo ak jàmm